asalaamaaleykum mbokk internet info Rewmi comme niñ koy saaxoo di defee à chaque fois di dugg ci rukk yeeg rukkaat yi di leen xoolal seen ndaanaan yu mag yi moo tax tey defuñu leen lu dul ànd ak suñu équipe seeti benn jeune talent boo xamante ne nii ñëpp ko xam ci mën waayam ci yaroom ci teeyam macha allah kooku nag du kenn ku dul Pagaye Mbaye Pagaye ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di nuyu équipe bi nga àndal waa info Rewmi yëpp maa ngi leen di nuyu donc di am contentement vraiment ci seetsi bii nga ma seetsi di la wax ne dalal ak jàmm di nuyu sama soppe yi rawatina nag di nuyu suma fans yi nga xam ne fu ne lañ nekk ci àdduna bi encore di nuyu waa Pikine gi nga xam ne wolof nee na ko amul wéeru waaye da ngay neex a bëmax donc maa ngi nuyu waa Pikine bu baax di nuyu suma staff di nuyu sama encadrement bépp bàyyiwuma kenn di wax ne dal leen ak jàmm. ku xam Pagaye xam ne Pagaye moom xaritu xale yi la surtout xale yu jigéen yi mais ñoo gis ni Pagaye fan yi am na benn absence tuuti ñu bëggoon xam lan moo waral loolu. waaw absence bi moom buñ ko seetloo lenn rek la mooy dañoo tombé ci benn période boo xam ne dafa xaw a loo muy période corona ndax boo seetloo tooguñu ndax def nañ li nga xam ne moom mooy suñu wareef ci liggéey bi lu ci mel ni di nekk ci studio di liggéey lu ci mel ni def nañ tamit benn clip boo xam ne xam nga ci màggal gi mais moment bi mu tombé la mooy corona bi mais comme yàlla suñu borom dimbali nañu que génn nañ ci ñu ngi ciy génn laay wax te yàlla na lii ñu nekk nii yàlla na continuer ba affaire yi moom yàlla dogal lépp jeex ñu ngi koy ñaan yàlla donc liggéey bi bari na loo xam ne def nañ ko ci biir waaw lu bari loo xam ne incha allah balaa yàgg dara dinañ ko gis incha allah. lan moo waral Pagaye génnewul album depuis. waaw xam nga olof nee na di dem xam fa nga jëm moo ko gën c'est pas que ñëpp dañuy génne album Pagaye dafay génne album dafa am lu mu laaj album dafa laaj yoonu boppam te man ñaanuma yàlla génne album mu nekk album boo xam ne dañ koy déglu quelques jours rek zappé ko dama bëgg sama album bu génne mu nekk loo xam ne day am suivi ndax vraiment album du caaxaan album dina jël temps ci sa carrière nga toog concentré wu ci benn par benn album dina jël xaalis bu bari boo xam ne da nga ko ciy def te surtout moment yi ñu tombeel dafa nekk moment yoo xam ne technologique bi dafa avancé bu njëkk da ngay def album après li nga ci defoon sax mun nga ko ci jotaat quoi même bu fekkee gañewoo ci dara mais léegi moom album juste rek da nga koy def pour muy benn étiquette bu ñu lay tappal ñu xam ne yow def nga album que mu yóbbu la feneen ak feneen risque la daal ndax boo génnee album tey maanaam nga génne ko heure bi ay 6 heures affaire yooyu balaa 7 heures àdduna yëpp dañ ciy jot ndax technologique bi WhatsApp yeeg yenn affaires yi quoi moo tax nag maa ngi ci sama album bàyyi ko ñi nga xam ne ñoom ñooy sama encadrement ñu jaarale ma ci yoon boo xam ne bëgg naa bu génnee daal mu am suivi quoi te ñu ngi ci liggéey bi incha allah. ñu gis ni tamit ki nga xamante ne nii mooy Pagaye bu dee way mën nañ ne benn jeune talent dàqu ko way mais dañu gis ni ñi nga xamante ne ñooy jeune talent yi xaaj bépp buubaloo nañ dem fi nga xamante ne nii mooy Subatel te gisuñu fa Pagaye ñoo bëggoon xam lan moo waral absence su Pagaye Subatel. waaw xam nga nit ku nekk dafa am gëm-gëm nit ku nekk dafa am nu muy dundee kenn ku ci nekk am na nooy dundee donc c'est vrai artistes yi am na ñoo xam ne tey ñu ngi Subatel mais du Subatel rek moo fi label am na ñu nekk Prince Art am na ñu nekk feneen ak feneen am na ñu ku nekk rek am na foo nekk te man yàlla dafa dogal ma nekk artiste boo xam ne depuis que suma carrière mu commencé ko ba yegg si fii yàlla dafa dogal dama ko ñafe ba ñëw ba fii nii donc nag ku ma liggéey boole rek dinaa liggéey ak moom te tey yàlla dogal na am na ay kilifa yoo xam ne ñi ngi sama ginnaaw te dama leen di déglu bu baax ñoom ñoo may jaarale yoon ne ma jaaral fii ma jaar fa donc affaire bi moom label ak yëpp baax na lépp donc ku nekk rek am nga choix wu fu la neex nga dem c'est pas tamit label du da ngay jékki-jékki rek dégg na fee am na label rek nga dem fa est-ce que comprendre nga ndax am na ñoo xam ne tey jii nii ñi ngi ci seen yoon te nekkuñu ci label bari na trop waaw man moom maa ngi ci sama yoon ànd ak nag am lu may liggéey loo xam ne mi ngi ci suuf di ñaan yàlla na ko suñu borom mottali.
Pagaye ban label la nekk. man actuellement nii man ci fi ma nekk sax mën naa ne du label fi ma nekk du label fi ma nekk ay nit lañ yoo xam ne yàlla dafa def ci ñoom loo xam ne xam nga label boo ko déggee mooy artiste bi bokk foo xam ne dañuy am sart yu ñuy teg dañu naan yow artiste bi boo amee lii label bi moom lii wala boo waree dem fii label bi lii wala boo waree dem fee label bi lii mais tey man ñi ma nekkal dañ fi nekk c'est pas pour Pagaye rek mais dañ fi nekk ak ay artistes yu bari maanaam ñoom dañuy dimbali artistes yi te yàlla tax yor seen i studio seen i moyen yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey ñu ngi ciy jàppale ay artistes du man rek Pagaye ndax place bi ma toog di fi wax bu subaa mën ngeen invité beneen artiste boo xam ne lii ma wax loolu lay wax donc muy benn groupe boo xam ne dama leen di ñaanal yàlla nag li ñu mébét yàlla na sunu borom def lépp luñ ci def ñu gis loo xam ne maanaam mbégte lay doon ndax man damay ubbi sama bët soo bi duma ci mag xale laa ci mais am naa ci tuuti expérience te expérience bi mooy xàmmee naa xam naa affaire yi daal xam naa ci lu bari tànk bu gaa yi teg rek xam naa lu tax ñu teg ko mais ñoom dañ fi nekk di jàppale artistes yi loolu rek moo leen ñor donc nag te loolu dafa am solo tey musique Sénégal dafa war a romb fii daf fi war a romb mais musique bi tey boo seetloo mi ngi down musique bi tey mi ngi down ndax xàmmeetuñu dara. nga yaakaar ni loolu le fait que ñu bàyyi mbalax parce que boo seetloo mbalax bi léegi dañ ko xaw a teg à côté di jël yeneen kii wayu ñeneen di ko indi fi nga xamante ne mooy sunu te ñun ku ñu xam Sénégal xam nga ne mbalax moo tax ñu xam ñu. waaw c'est pas sax que mbalax bi ñu bàyyi moo tax mbalax bi bàyyiwuñ ko ndax ñun far force bu ñuy def dara da nga ciy dégg mbalax ndax loolu ñun ñoo ko moom suñu yëf la mais c'est-à-dire boo déggee may wax loolu mooy maanaam tey musique bi dafa jaxasoo. mais afrobeat bi moo gën a kii. non waa ay jamonoom lañ toll xam nga maa ngi ciy wax dafa am loo xam ne suñu borom da koo def man dama toog benn jamono yee ci ginnaaw ay at kenn dégguma gisuñu ma moment boobu maa ngi am lu may jeex man njëkkuma fi def afrobeat mais yàlla dafa dogal que ne bi ma demee ba gëstu ko def ci sama morceau na ma rey bi si la problème bi yëpp am ñëpp daw dem di def afrobeat comprendre nga loolu mooy wane ne musique amul frontière ndax morceau ba boo ko dégloo dama boole mbalax mi ak afrobeat bi mu nekk loo xam ne dañ ko composé teg ko fi ñu ko war a teg donc ñëpp di ko def mais li ma gis ne musique bi mi ngi down du ci côté boobu ci côté surtout animateurs yi tamit ndax li may wax nii àdduna ñu ngi ubbi seen bët di ko commencé ñu ngi koy découvrir quoi. parce que yàggul dara maa ngi interroger ki nga xam ne Talla Diazaka tamit muy wax ci loolu. si ndax da ngay gis léegi télé yi dañuy am seen artiste seeni artistes ñoo fay ñëw ñooy def ay émission ñoom la ñuy teg ci yenn plateau yi est-ce que comprendre nga bari na ba ci rajo yi ba ci animateurs yi da ngay gis ne dañuy am seeni artistes te loolu bokk na ci liy rey musique bi dañoo war a xool ñi nga xam ne ñoom ñooy artistes yi am talent ñu jàppale leen bu ñu bëggee musique Sénégal dem man loolu laa gis ne moom mooy li nga xam ne day rey musique bi ndax ki am talent suñ ko feeñalul mais fan la ay mbiram di feeñee il faut ñu feeñal ko il faut ñu jël affaire bi teg ko ci yoon mais léegi da ngay gis artiste boo xam ne dafa am talent sax gars yi jël ko teg ko ne dem indi quelqu'un koo xam ne art bi da ko dab yaa ngi comprendre waaw duñu yooyu yëpp nag nañ ci bàyyi xel quoi te ñu xam ne ñun lii ñuy def nii donc sunu loo xam ne dafa bokk ci ñun la waaw dañ ko bëgg dañ ko gëm dañ ci duggee xale bu ndaw ba yegg si fii tey jii nii kon li am solo rek mooy dañuy wax ne gars yi nañ jël affaire bi teg ko fi ñu ko war a teg rek bu boobaa dinañ gis résultat. maanaam ñu yemale ñëpp daal ci même pied d'égalité. mooy yoon ndax tey boo xoolee boo génnee Sénégal rek ngay gis pourtant talent rek la fii daf fi bari macha allah mais dafa bëri talent yoo xam ne après day dee te ñun ñoo koy rey ki am talent boo ko jàppalewul bu yàggee day xaddi mais boo jëlee quelqu'un koo xam ne peut-être art bi daf ko dab nga jàpp di ko buux am na benn moment boo xam ne bu fa tolloo da ngeen di taxaw c'est parce que li mu doon indi nit ñi di ko enjoy nekkul loo xam ne maanaam lu nekk ci moom la te loolu c'est important loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. aussi ñu gis ni comme ni ma ko waxee sànq Pagaye nekk na nit boo xam ne ku correct la
koo xamante ne nii kenn mësu ko dégg ci lu ñàkk fayda, koo xamante ne nii boo ko gis sax ci ay soloom ci ay clipam mu ngi sol lu correct, nekk aussi am soxnaam, nekk xale bu ndaw. mais dañu gis ne ñu ngi wax ne fan yi parce que ñu gis nañ ne fan yi borom ñaari tur yi mu ngi bari torop 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 torop, dem nañ bay wax ne accoutrement yenn artistes yi wala comportement yenn artistes yi moo tax loolu noonu bari fi nga xamante ne nii mooy sunu réew Sénégal. ñu bëggoon xam yow loolu lan mooy ci say wax. waaw artiste moom coow yàgg na ko topp, mais bon man li ma mën a wax toujours su rek lu gàtt la mooy que ñun ñu gën a xoolaat rek ni ñuy sunu toogaay daal, ñu gën a xoolaat sunu toogaay. donc di wax ne man moom Pagaye li may wax rek mooy maa ngi liggéey mais maa ngi bàyyi xel tamit jeunesse bi. donc li ma ci mën a wax rek mooy comme ñun ay artistes lañ te coow daf ñu topp, ñu gën a xoolaat sunu toogaay rek. ok aussi ñu gis ni ça fait 2 jours sénégalais yi ñu ngi naqarlu li nga xamante ne nii mooy Macron génn na wax ko ci ki nga xamante ne nii mooy sunu sang bi muy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. léegi nag ñu bëggoon xam Pagaye moom en tant que musulman, en tant que musulman lan lay wax ci loolu, lan la ciy wax, lan moo ko ci naqari. waaw man nag ku dee ak sa bàmmeel bëggoon naa nga wax ma lan la Macron wax, ndax man damay nelaw rek xaw ma li xew ci réew mi. bu ko defee nag naa ci mën a tontu, mais li ci gàtt daal ma mun ko ci wax mooy ñun ay jullit lañu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo waral lii lépp, bu dul woon moom ñun ñii ñëpp coow lay bari rek mais dara du am. kooku fi mu àgg ci ñun lu ci waay di wax rek na nekk loo xam ne luy neex suñu xol la, loolu daal laa ci mën a wax. mais moom li mu wax dégg yow ci yow sax laa ko déggee, ndax man moom. yow Macron wax ci sunu sang bi jabaram wax ba nga xamante ne nii waral na monde entier képp kuy musulman jóg nga. mën naa ni fii ci Sénégal rek nga gisul ñu génn manifesté wu. nga ni yow loolu yëguloo ko, xanaa da nga doon nelaw Pagaye. yow léegi nii bi may def ak yow émission rek ci nelaw laa jóge xam nga fan yi nag gars yi dañ ma jàpp di ma trier ci studio bi, mooy loolu ak yenn affaires yi moo tax quoi. mais bon li ma ci mën a wax rek ñàkk a xam la, ndax nit moom lu mu xamul mais ku xam bu baax a baax comme ñun ñi nga xam ne ñun ay musulman lañ, ay jullit lañ yoo xam ne maanaam gëm nañ ki nga xam ne mooy gën di mbindeef. dama ne ñàkk xam rek moo tax ñoom ñuy wax, mais kooku daal àgg na si ñun foo xam ne lu ci waaye di wax na nga ko xam balaa ñu koo faj sax sunu borom dina ko faj. léegi ñu bëggoon xam te Pagaye lan la nekk di préparer fansam yi, parce que xam naa ne fans yi moom namm nañ ko torop ba di ko réclamer. léegi Pagaye lan la nekk di préparer fans ak projet yi nga xam ne am na ko pour ay soirée. waaw li may préparer nag ñi ngi waaj instant bii nii, liggéey nañu ay morceaux yu bari denc. mais mooy li ma la wax rek man dama nekk ak ay kilifa yoo xam ne tey ñoom ñoo naa ma lii album bi mooy génn wala dañuy génne ñaari single wala dañuy def benn single wala nii ak nii. mais en tout cas daal fan yi moom ñoom ni ma leen gisee am na lu ñuy waaj a xëpp gars yi de lu tàng jër. incha allah di leen wax ne nag nañu ko waajal incha allah bu génne rek ñu xam ne dañ ko def pour soppe yi, donc ñu enjoy ko rek, ndax ñun dañ fi nekk pour pour àdduna bépp. ndax boo xësee ba nekk artiste moom da nga war nag di bégal ñi nga xam ne ñoom ñooy jaam ñi. donc ñu ngi waaj daal nañu xaar rek incha allah dina am loo xam ne gis naa ne daal am na lu gaay di wàcc. buñ ci jógee nag incha allah le 7 novembre bi mooy sama première bi ñu jógee ci kii bi corona bi moom la ñu war a def suñu premier événement fii ci Xéwal gi Pikine. donc waaw ñu bari dañ may wax ne ma pourquoi Xéwal gi, mu ne leen waaw c'est parce que ñun fi ñu suñu banlieue bi la ñu am, donc lépp lu ñuy def rek fa la ñuy njëkkee après nag daal di bu ko defee wër, ndax suñu soppee ngi fu ne ci àdduna bi di woo ñëpp di leen wax ne incha allah la 7 bëgg naa incha allah na ñëpp ñëw jàpp ci ñu ànd def ko nañ ko daan defee rek suñu borom defal ñu jàmm incha allah. Pagaye waa Infos Rewmi ñoo ngi lay remercier di la jaajëfal di la remercier torop nag ci li nga ñu dalalee nii. ñu bëggoon xam lan mooy nekk sa dernier mot. waaw man it maa ngi leen di fay bu baax a baax di am contentement ci yéen, ndax vraiment yombul nga gis équipe boo xam ne ay jigéen kase la
loolu yombul quoi équipe boo xam ne ay jigéen kase la sama xarit bi jaara jaar yi xam nga ñu gëm seen bopp di liggéey di daan seen doole donc maa ngi leen di ñaanal seen kër gi ngeen nekk yàlla na suñu borom def mu nekk kër gu màgg aussi di gërëm suma staff yëpp di gërëm suma ménagère booga ñoom béy di suuri gars yi ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di gërëm suma papa Zoura Mbay xam nga di gërëm waa Doga famille mais di gërëm suma mag suma kilifa suma xarit muy waxab di suma mag boo xam ne mi ngi may jàppale te yàlla tax ñoom laa doon wax léegi ne leen dañoo yor loo xam ne bu leen neexoon que ñuy def label mais yàlla dogal na ne ñoom seen bët fi ñu ko teg mooy dañu gis ne y a beaucoup de jeunes talents yu ne ci affaire bi am ay difficultés dañuy ubbi seen i bët di gis di leen woo di leen jàppale te yàlla tax donc ñoom maa ngi leen di ñaanal gis nga fii ngeen ma fekk nii fii bureau am la mais studio baa ngi nii tout le temps maa ngi fi dañ may dugal defal lii defal lii di gërëm lamp encore mi nga xam ne moom mooy technicien bi maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di ñaanal waxam nag li mu sumb yàlla na ko suñu borom defal jàmm di gërëm suma mag max di gërëm sama soppe yépp fu waay mën a nekk ci àdduna bi Pagaye Mbaye mi ngi lay gërëm donc di nuyu sama mbokk artistes yi aussi donc di wax ne donc yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm yàlla na ñëpp am jàmm di ñaanal ñi nekk ci hôpital yi yàlla nañu génn ci yi nga xam ne mooy tolof-tolof yi ñu nekk ñi caabi féete ginnaaw suñu borom defal leen ba ñu génn dellu seeni njaboot donc waaw di wax ne kontaan naa daal bu ma waxee nag loo xam ne dara lu jàdd la ñu xam ne man nit laa damay juum ñu jéggal ma ko te yàlla tax su fekkee ne nag nice na ñu xam ne du ci man yàlla suñu borom moom moo motal rek ba lépp rafet ok di leen jox rendez-vous la 7 incha allah